tey sëñ Habib vraiment nekk ancien du lycée ñëw jàppale si leen ci wàllu maanaam bloc sanitaire yi bu toll ci 38 fanweer ak juróom-ñett mu rénové ko vraiment rénovation bu am solo loolu proviseur noo koy jàngate waaw xanaa di ci am mbégte rek waaye dina duguleet sëñ Habib man bi ma yegsee fii bokk na ci ñi ma njëkk a présenté comme quoi ñoom ñoo am ab taxawaay bu wér ci lycée bi sans ñu ngi koy fàttali sànq ni am na ñaari at ci ginnaaw defoon nañ fi journée d'excellence bi ñu primé woon les meilleurs élèves de l'établissement bi ñuy waxtaanee sax loolu moo nekkoon moo ñëwoon sur la table ñi ci waxtaanee après nag comme ñu ngi doon waxtaan jafe-jafe lycée bi ma xamal ko ni jafe-jafe premier bu lycée bi wàllu toilette la ni toilette yi moom ñaar fukk ak ñeenti toilette la ñu amoon ci lu toll ak ñetti junni élèves mu doon lu métti lu doy waar amoon nañ benn bloc boo xam ne sax mu ngi fi yoon waaye dañ ko mujj yoon seele ne ay kamba kaña la woon dafa yàqoon complètement donc ci biir waxtaan bi noonu lañ ñëwee ba moom mu jël décision ak association bi mu am nekk tudd école debout ñu jàpp ni incha allah dinañ ci taxaw ba mu nekk alors bi école di tëj daanaka ci la ñu commencé door waxtaan bi mais lii bi ñu commencé travaux yi ak lii mun naa ne ci benn weer la yem ci benn weer ñu réhabilité 38 toilettes comme ni ñu ko waxee fanweeri toilettes ak juróom-ñett te bu ñu nee réhabilité du rek nettoyer li fi nekkoon mais dañoo teggi chaises yi fi newoon yokk ay lavabo carrelé defar lépp yokk def adduction d'eau vraiment ñi mu doon lu rafet ñu koy sant loolu ni amélioré na de façon significative toilette élèves te yemu rek ci élèves yi parce que 38 yi 36 yi fële la mais 2 yi ci toilette personnelle la dem ci bâtiment bi dina xamal ni personnel bi sax amoon nañ jafe-jafe amuñoon bâtiment de amuloon toilette donc yeneen ñaari chaises yi fa lañ ko def réhabilité bâtiment bi. sëñ bi tey nga nekk koo xam ne yaa ngi taxawal association l'école debout waaye tamit nga nekkoon kenn ci lycée Malick Sy jaaroon fi. am fi cofeel lool. muy école boobu aussi dañu tuddee sa maam nga ñëwoon jàppale si nit loolu noo koy jàngatee. waaw loolu moom yi mu sabab bari na ñun ñëpp di jaar ñëpp ku ne xëy na am nga yoon boo tànn pour def loo am yaakaar ci sa dund mais man dama mës a gëm ni wàllu xam-xam wàllu njàngale wàllu yar ku bëgg a yokk réew buntu boobu moo ëpp doole. maa ngi fàttaliku benn sociologue marocaine bu fi ñëwoon Fatima Mernissi xam naa ñi miin le combat des femmes musulmanes defe naa yor nañu ay téeréem man néew na téere bu mu taalif te yoruma ko mais bi mu fi ñëwee Sénégal ci benn symposium ñuy waxtaan mu di ma dédicacé benn livre am bu mu mujj binde mu ne ma mais Habib lan nga yaakaar ni suñu réew yi xat-xat yi moo ko mën a defar wala ko bu ñu yaraatee nit ñi ba ñu xam li seen warugar buntu defar taxaw na loolu moo mas a nekk sama ngëm sama yaakaar moo tax bi ñu yàlla mayee occasion yi tam ñu mën ko doxal ci lycée bi ñu def ko tànn nu lycée bi nag par hasard xam nga bu ñu xoolee bu ay examen amee ay concours ci Sénégal bu di lycée d'excellence yi ñu mujj créé pratiquement école lu Ndakaaru yëpp ñooy jël raw gàddu ma ni loolu nag war nañu ko mën a jéem a dabaatal te mooy nit ñi di jàpp ci école yi nekk ci yeneen région yi certes ñu jàppe ba ñoom itam ñu gis seen yoon parce que defar école yamul ci programme yi rek il faut que école bu ne lycée bu ne université bu ne di wut yoonam parce que surplus boobu bu ñëwul mën nañu di yam ci programme yi rek mais dolli lu tax ñu am yaakaar ci école yi ak lycée yi du yomb waaw loolu moo tax ñu ni nañu jël lycée école yi nekk hors du pays même man ren yaakaaroon naa li doon nañu dem sax ba jege ji boori Matam pour jéem a seet ne serait-ce que acte yu symbolique
à savoir comme foofu école yi ñaari problème la ñu am mooy d'abord jigéen ñi jàng li ëpp dañu dog seen jàng balaa ndax wàllu séyeeg balaa ñu xam lu tane deuxièmement itam jumtuwaay yi xale yi soxla foofu pour jàng léeg-léeg du daje loolu moo taxoon ma di woon bu nu fekkul woon nu am nu tërale nii dañu doon wut def ay dons de fourniture scolaire yóbbu ko foofu et bu nu yàlla may buntu itam ñu mën daje ku waajur ya fa nekk ak ñiy taxawu élèves yi ñu waxtaane problème mu dog-dogu njàngu xale yu jigéen ñi yan buntu lañ ci mën a am ba may leen ñoom itam ñu jàng parce que loolu question bu prioritaire la ndax xoolal tey adduna bi depuis guerre mondiale bi jeex deuxième guerre mondiale jeex problème yi fi réglé yëpp pratiquement jigéen ñi ñoo ko réglé demal Allemagne bi guerre bi jeex c'était un pays en ruine réew mu dóom dañ ko bombardé ba mu def dóom mais Allemagne li ko yëkkatiwaat jigéen ñi ñoo takku demal réew mu mel ni Iran xam nga damay waxtaan ak sama benn wëllëre ma ni ko dafa am phénomène bu yéeme jaaxal nit yi mooy soo demee Égypte jigéen ñi duñu génn ci biti lu bari la femme égyptienne dafa mel ni dañ ko xaw tëj mais soo demee Iran jigéen ñaa ngi ci université ñoo ngi ci restaurant ya ñoo ngi ca conférence ñoo ngi yëpp parce que elles ont été un levier principal de la révolution islamique iranienne te mbir la ca taxaw ba yàlla dëgëral ko loolu kenn mënu ko ci rocci wax waaw loolu moo tax ma ni rek est-ce que du baax itam wàllu googu ñu commencé di ci bàyyi xel parce que li ñëpp nangu mooy jigéen ñi pratiquement ñooy avenir adduna bi parce que d'une part c'est la moitié de l'humanité et porte l'autre moitié de l'humanité yoo defee kon yooyu yëpp suñu yéene la tàmbali bi ñu tàmbali fii nag ci gis résultat wu lycée bi la rek parce que dañu daan gis ni bu ñu fi nekkee lycée bi doon na performer am na jamono lycée bi doon na def ay élèves yu brillants man xam naa fi ay ñu ma jàngandool tey ay cadre lañu ñu ngi nekk Senelec ñu ngi ci institution yi gën a taxaw réew mi man xam naa leen mais at yu mujj lycée bi pratiquement dafa leen niveau dafa wàcc lu dul daaw vraiment la ñu constaté ne am na beneen effort bu commencé di feeñ beneen taxawaay ci élèves yu lycée bi et je dis qu'il faut accompagner ça. waaw ci loolu nga jóg nag taxaw temm pour jàppale leen waaye lii nga tàmbali ni doo ci yem xëy na. ah déedéet adduna kenn du def benn jéego bàyyi. ay seet loo man rek nga def d'autant plus que fekk volonté ngi am fekk yàlla nga nu may kattan parce que volonté dafa rëy man dama dégg sama kilifa di sama waajur mu wax benn wax malheureusement fii bu kilifa waxee wala borom xam-xam dañuy tàccu rek dem mais soo demoon ci réew anglo-saxon yi bu kilifa waxee lu am njëriñ université yi ñooy jël relais bi mais dama ko dégg mu wax ni volonté mooy sangu jikko yi dogu il faut que Sénégalais yi di dogu ak ci diagnostic yi ma def bokk na ci xaw a tardeel réew mi dafa mel ni Sénégalais yi ku ne daa jàpp ni la nga bëgg kanee na ko war a def mu sotti ma raconté leen lu xaw a reelu benn ouvrier bu Honda usine Honda bi defar voiture Honda dafay def bu fay ko salaire am mu dem jënd ay morceau fompukaay fu mu romb voiture Honda bu xawee tax mu fomp ko ñu ne ko lu tax nga koy def mu ne parce que xam naa ni sama kattan contribuer na ci def lii il faut que Sénégalais yi ku ne nga gëm ni lay sotti sa dund gannaaw yàlla sa taxawaay man na ci dara loolu man dama ko dund parce que man yamuma ci lii rek maa ngi ci liggéey yoo xam sama famille sax xamuñu ko waaw pour wax la ne rek il faut que nous concrétiser loolu gëm loolu taxaw parent d'élève bu ne jàpp ni waxuma la sa doom réussite am nga ca wàll waaye élèves yi ca lycée ba yëpp ku ci ne réussite am nga ci wàll loolu ngëm-ngëm la ci man ngëm-ngëm la ci xale yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal taxawaay bi ñu ngi naan yàlla di ñu gën di gindi rek
parce que loo bëgg mbir itam bu ci gindikuwul doo mën a am jéego. ñu ñaan yàlla mu dini gindi rek ñu mën di am jéego di avancer te fasuñu yéene yam ci lycée bi rek. ci ab njàngale moom gis nga ni mu am na ci solo njàngale école bi am na ci solo moo waral association tuddee ko école debout. Vous savez booy tëral principe rek mooy tax nga tëral principe bi mooy lan xëy na mën naa am sax école sëggul waaye mën naa am mu gën a siggi gën a dëgër ñu tudde ko loolu boo demee tey au Panthéon français boo duggee lan ngay dox lan ngay njëkk a yam mooy sculpture bi de fer bi ñu def l'homme qui marche parce qu'il faut que l'homme marche principe la rek ñu jàpp ni école dafa war a kattan dafa war a siggi dafa war a dëgër mën a dox ngëm googu ak principe boobu rek moo tax ñu tëral association mais ñun rek mënuñu nag di ko dox mu sotti dañu koy seq ak ñi amee établissement yi di ko seq ak professeurs yi di ko seq ak élèves yi bi ma fi mujj samedi xale yi interpellé nañ ma xale yi quelques élèves man leen ñu ngeen mën a dimbalee nit ñi mooy bu année scolaire bi commencé waxuma leen programme yi ñu leen tëralal mais yéen ngeen wax li ngeen nam mottali ko ci école bi